Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaar tey nag bu ñu jëlee suñu temps bu ndaw pour jéem a def waxtaan ak jàngat yi nga xamante ne moom la ñu am quoi maanaam dañuy répétition rek la ñuy def nag répétition rek la ñuy def ndax li nga xamante moo xew ci Sénégal bu ñu waxantee dëgg Sénégal kenn waratul tëdd nelaw kenn waratul tëdd nelaw bu ñu waxantee dëgg ndax li nga xamante tey moo xew mbiram réew mi maa ko moom maa moom alkaati yi maa moom juge yi maay def lu ma neex tey loolu rekk xew léegi nag li tax ma wax loolu parce que bu ñuy waxante dëgg rek te yàlla tax tey man damay rusa tudd zone bu ma dëkk ndax côté boobu la Macky Sall dëkk damay rus loolu ndax tey Macky Sall lii xew yëpp il est le responsable sama gars yi ñi def ay jàngat daal jarul sax jàngat droit ak bañ a jarul looyu sax nag ci ñaari mbir rek man dama jàpp ne convocation du moo ne dañ laa soxla convocation moo ne dañ laa soxla waaw léegi boo joxee di convocation heure ba nga ko soxla bu paasee ba nga jotoo ko am nga droit dem dama laa woo ñëwoom ma def doole bu ne doole jooju am nga ko donc li ma bëgg wax rek mooy tey lii xew Sénégal ñi ànd ak Macky Sall ak ñi ànduloo Macky Sall yépp nañ xam ne Macky Sall est le responsable ndax maanaam ku ñuy jiiñ ak ndëmm ngay seeñoo ay yeel moom moo xew tey ndax démb képp koo xam ne déglu nga conférence de presse bu Ousmane Sonko bi lii xew nii lu ñu prévoiroon la te moo yeeyoon wax nag wóoluwuma leen la mu waxoon Sénégalais yi mi ngi ni leer nañ wóoluwuma leen ndax tey bu fekkee juge moo ko soxla tey boo jiwut juge bi fu mu nekk mi ngi brigade de recherche lan la fay wut affaire Adji Sarr lañ ko convoqué léegi jël dossier boobu bàyyi ko fële dem tuddaat beneen mbir sama gars yi Macky Sall képp kuy mbokkam na nga wax ak moom te nag damay wax ak Sénégal yëpp laay wax la gis ngeen lépp lu dul yoon bu ñu nangu ñu suy dugal ndax tey suñuy frère la ñuy jaxase ñu téye ay lacrymogène duñu ko dóor suñuy frère la ñuy jaxase ñu jël ay barre réel duñu ko dóor suñuy frère la ñuy jox ay mbool dañuy taxaw war a jaamaarloo ak ñun donc loolu yëpp day indi rek la Sidi Lamine Niass doon wax mooy day yor nguur ba mu neex ko bay wala bu dem ko teg ko fa neex c'est ça ci projet boobu la Macky Sall nekk ci projet boobu kese la Macky Sall parce que y a des faits yoo xam ne boo ko xoolee da ngay xam ne lii lay jur ndax comme ni ma ko waxee Ousmane Sonko dañu ko tooñ bu ñuul ku ñëpp di seetal waaw ndax bu fekkee jox nañ ko convocation mu nekk ci yoon amul nu mu demee man maa foogoon ne dañoo war a xàll yoon bi bàyyi ko mu dem luñ fay wut sax ñoom laa xamut xam nga kañ lañ fa amoon temps maanaam heure bii sax bu leen neexoon bu doon ay nante lañ heure bii nii bu leen neexoon mën nañ def loolu li ñu def ci suuf mën nañ ko def heure bii mooy juge bi 9h la convoqué Ousmane Sonko bu demee ba 10h 11h midi 1h gisu ko amul information ci moom mu taxaw ne kii 9h laa ko woon ñëwul gisuma ko kon donc dem leen jëleen ma ko su boobaa loolu day nekk obligatoire su boobaa day yenu maanaa mais provocation bu amee c'est état moo provoqué nañu waxante dëgg tey li ñu jàpp Ousmane Sonko ñoom ñooy les responsables tey bu ñu leen atte ñoom lañ ci war a atte ndax tey bari na doomu aadama yor convocation police musu faa taxaw ñu jël convocation police musu faa taxaw dañuy dem wóoju bu ñu wóoju sax ñu taal seen oto ñëw jësi leen loolu jarul sax c'est pas la peine de xool leneen ak leneen jaru ko sax Macky Sall il ne respecte pas les Sénégalais nit ñi yàgg nañ ko wax nag mais dañ koy répéter la répétition est pédagogique d'après les faits yi nga xam ne moo xew Macky Sall ne pat Macky Sall buy wax sax day dem ba France di wax Macky Sall dafa ñoo yàpp Macky Sall nawloowul Sénégalais yi Macky Sall mi ngi woo Sénégalais ci violence c'est lui qui a créé la violence bi tax xew fii nii ndax lu mu gàtta xalaat xanaa bu déglu woon sax wala ñi war a convaincre Ousmane Sonko déglu discours Ousmane Sonko bi démb
vraiment waroon nañ nekk ay nante quoi ne nañ xaar suñu li jaar fii léegi le problème mooy léegi coowal Adji Sarr la ci boppam moom lañ bëgg jàllale ñoom qu'on se dise la vérité parce que tey kenn du wax mbiru Adji Sarr tey lan la ñuy wax Ousmane Sonko lan lañ ko jàppee mu ngi mandat d'arrêt mu ngi brigade de recherche ah maanaam da doon violence la doon indi quoi ci yooyu lañ ko jàppee quoi yow koo xamante ne même lii xew la 8 bi muy xew mi ngi biir këram ñun les militants ñoo fa nekkoon man j'étais là-bas Ousmane Sonko génnal buntu kër gi gars yi duñ ko sax nangu Sénégalais duñ nangu loolu est-ce que xam ngeen c'est possible que Ousmane Sonko fu mu nekk noonu ñu def ci moom loo xam ne da koy faagaagal moment ak temps bu gàtt bi nga xam ne jël nañ ko ci sans ay avocat am sans ay garde rapproché am moment boobu noonu mën nañ def ci moom loo xamante ne da koy faagaagal est-ce que nekkul loolu lañ soxla ñoom est-ce que nekkul ne dañu pare pour éliminer Ousmane Sonko nañu xalaat baax quoi nañu xalaat baax a baax seen seul objectif mooy lu éliminer loolu yàgg nañ ko wax à l'aide de peut-être des occidentaux ndax tey li xew Sénégal pendant une semaine parce que mu def ba 1 mois kenn waxu ci ñiy wax ak yelleef ci àdduna bi dégguñu ci àddu bon vraiment moo tax bu leen ci taxalee day yoonu maanaam mais ce qui est sûr et certain mooy bu ñu mënee nañ tabaxaat ay prison bu ñu mënee nañu tabaxaat ay keesu morgue ndax bu ñu reyee Ousmane Sonko il ne sera pas seul loolu bu ñu mënee nañ ko xam ndax Ousmane Sonko li ko nit ñi toppee nekkul ci moom nekkul moom moo ko def moom nekkul ne moom ci moom la mbiram suñu borom la kenn ci ñun la xamuñ sax ko xam mais nous sommes prêts parce que yaakaar bi ñu am ci moom li nga xamante ne bi ñu juddoo ba léegi wala bi ñu xamee ba léegi maanaam li nga xamante ne indi na ko musuñu gis koo xam ne mi ngi doxee noonu mu doon koo xam ne bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga réew mi da nga ciy xool sa bopp Ousmane Sonko tey képp ku bëgg réew mi da nga ciy xool sa bopp qu'on se dise la vérité may ñëw ci benn affaire boo xamante ne dama ci bëggoon wax quoi ñi nga xamante ne ñoo yëlif suñu alkaati yi ndax waxuma ministre bi de waxuma ministre de l'intérieur de am na ñu topp ci ministre de l'intérieur am na ñu topp ci ñooñu am na y avait même des commandants am na lu ne mais je demande une question quoi est-ce que ñoom amuñu droit gis injustice ni lii duñu ko def wala ñoom xalaat nañ parce que li taxoon may wax ne Macky li muy dund nii c'est quelqu'un qui vit éternellement qui ne mord pas c'est quelqu'un qui nga xamante ne ci pouvoir lay dund ba xëy du dee quoi Macky moom il est immortel Macky du dee ndax kuy dee dina am yoo xam ne di nga ko xalaat di nga xalaat sa ginnaaw mais koo xam ne leer la doo dee moom lu la neex def Macky li lay tudd dof yi sax ñu ngi lay woy ngeen baal ma ci kaddu gi ñii seen xel yi mag ñi am malade mentaux sax ñi ngi naan Macky sonal nga ñu Macky Sall imagine toi nga foog ne yàlla dina neenal doomu Sénégal yi nga xam ne yaa ngi tàgga seen xol ñu taxaw di ñaan suñu borom subhanahu wa taala nga foog ne ñoom yàlla dina neenal plus de millions de personnes lii mooy wane rek lii mooy wane lépp looy dénkaane na nga ko dénkaane na nga ko dénk ko ko xam lépp looy dénk na nga dénk ko ko man naka xëy ba Macky Sall bu mu njëkkee jël réew mi loolu Jokal xaw ma lan mooy maire socialiste boobu nekk Kaolack man taxoon naa ak moom waxtaan ak moom ci loolu Jokal xaw ma nan waaw mu nekkoon maire bi nekkoon socialiste kooku mës naa waxtaan ak ci moom ci loolu noonu mooy ba Macky Sall jëlee réew mi man leen premier mandat laay wax de ma ne leen man de école soriwuma ci waaye am na benn récitation boo xamante ne mës naa ko jàng mais récitation bi Macky Sall jëlee réew mi rek loolu ñëwaat si man quoi mooy les deux voleurs et l'âne ñaari sàcc yi sàccoon mbaam ma di xeex beneen sàcc mi ñëwoon na cëppet mbaam mi dem ak moom mooy Macky Sall ak Sénégal lii moo nekk sama premier mot bi nga xamante ne dégg naa Macky Sall gagné na Sénégalais ma doon koo xam ne tamit damay suivre Sidy Lamine Niass xam ko nag dama xam Sidy Lamine Niass nekkul nga jege nit mooy tax nga xam ko ndax xam yëg-yëg la dama xamoon Sidy Lamine Niass ba di ko suivre normal amul virgule laa la wax ni boo xam ne signalé na ko Sénégalais yi
concernant sur le régime de Macky Sall te loolu feeñul amul Sidi kilifa la bu demee bay wan lii bu amul ngeen tuddee mu ngeen yar xaj tuddee ma ko. Donc ce que je veux dire mooy ñun li ma doon wax ñun la Macky Sall di provoquer moo xam nag yan intention moo nekk ci moom ak moo xam lan la bëgg ba tax mu ñuy provoquer ñun ni ñu ko waxate la jeunesse sénégalaise. Donc man li may wax mooy nañu reculer tuuti seetal leen déglu leen ndax tey dafa am loo xamante ne bu fekkente ne mi ngi am rek maanaam nit ñi dañuy xam foo jëm ñun réew mi on a suñuy frère ñoo fi nekk suñuy yaay ñoo fi nekk suñuy papa ñoo fi nekk on a même pas l'intention de casser un œuf nen sax bëgguñu ko toj concernant réew mi ndax bu ñu tojee nen yi soo moyul tuuti dañuy yàqu un vrai patriote du yàq mais nag li Ousmane Sonko def ak yéen Macky Sall ak gouvernement ak ministre justice yi li Ousmane Sonko def ak yéen xamu leen kenn wallam sax Ousmane Sonko gëm na ne koy dee la Ousmane Sonko gëm na ne bu naree dee ci politique lay dee te ala tarafatal ay ni yàlla bu dogalee ci la nga war a jaar mu yóbbu sa bakkan loolu munoo ci mucc mais même suy dem li seen face cachée bi na fangaara Sénégal yëpp xam ko ndax lii tey xale bu am juróomi at boo ko waxee problème bii nii mënu la complot Macky Sall bi donc y avait des amoon na ay régime yu fi nekkoon doon def ay complot sax mu doon complot yu louche mais bii Macky qu'est-ce que tu veux de nous lu ne ngeen créé li ma gën a naqari mooy yéen loolu xalaat loolu li ngeen di bëgg a def nit ñi bu ñu ko waxee ngeen war a bàyyi comme ginnaaw ay kàcca la waaw mënuma comprendre démb Ousmane Sonko def conférence de presse am ne dinaa woo ji donte du yoon mais li tax may woo ji mooy la ca gannaaw mooy lan mooy tey samay avocat ak kilifa diine Sénégal yëpp woo nañ ma te Ousmane Sonko nit kese la kii moo jaara far réew ndax kii tey bu doon tey moo nekk ci position bi buñ ko woowee mu bàyyi ak lu mu mënti doon ndax nit la mais nag vraiment man xam ñan laa yërëm les pions de ce complot là bu leen foog ne complot bi Ousmane Sonko ngeen ko def complot bi Sénégal ngeen ko def te man li ma bëgg mooy complot bi tôt ou tard dina feeñ ndax Macky Sall day bay li mu bëgg li mu yaakaar ne mën na nekk mënul nekk mooy il est immortel du dee mooy lan mooy nguur gi da ciy toog ba bu mu neex ko rek bàyyi nax na boppam wallahi nax na boppam. xam nga dafa am benn mot boo xam ne si daan na ko utiliser am na ñu bari ñuy wax ci société bi daan utiliser mot yooyu muy ban mot mooy bombe bii di nelaw Sénégal loolu si la mi ngi soxna ko ba taay ak ñeneen dama ne même ngóor soosu nekk ci télé boobu noonu nga xam ne kenn doo ko tudd te mu nekkoon loolu fajiri yaa ngi dégg bari nañ mais ki may wax xam na boppam yàgg na wax loolu ci ay émission yu mu naan def waxuma dara na ma yokk ci ñeneen CNRA bind na lettre yi naan télé yi wane kon ak rajo yi def plateau yeeg nangam sangam Sénégal ñun ju ba réew lañ nekk xam nga lee tax maa ne Ousmane Sonko moo leen gën a nekk nante Ousmane Sonko dafa leen day jëfandikoo ak ñoom xel ndax tey face cachée bi ma doon wax mooy loolu mooy tey CNRA wax na gendarmerie dugg na ministre de la justice dugg na te ñun ñëpp ñu ñuy utiliser lañ nekkul ñoom ñoo yor ko ñoom ñooy lekk le commanditaire ñooyu dañ leen di utiliser léegi nag est-ce que duñu créer benn haine suñu diggante ñun askan ak ñoom li may bëgg wax daal muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy keneen ku mu mënti doon keroog boo leen jëlee réew mi keroog ku yàlla jox réew mi ñun les Sénégalais li ñu njëkk bëgg mooy régime bii moom benn nañ rendre compte
te keroog bu ñu naree xeex Ousmane Sonko bu ko yàlla joxee réew mi Ousmane Sonko keroog bu ñu ko naree xeex bu fekkee yàlla jox na ko réew mi foofu lay doon mooy bëgg bàyyi ñi ndax affaire bi du moom ak ñoom c'est nous les Sénégalais que Macky Sall est en train d'attaquer c'est nous les Sénégalais que Macky Sall est en train d'être en paix. En ce moment-là, il y a nos frères qui se trouvent à Dakar, qui est en train de brûler, qui est en train de courir, qui devait rester chez eux. Hein? Tay man exemple bi may joxe rek tay man ñàkku rab laa dama xëyoon quoi événement côté boobu laa jógoon quoi yoroon sama moto ma ñëw ba passe station bi par essence ma ñëw ba ci station bi jël oto ñëw ba ci station pour jël essence ñu ne ma décret moo génn ne feeg 3 mois bu kenn jaay ci courte essence xam ngeen ne lii c'est trop lii c'est trop man de sama xel xalaatul di jënd essence di ko taalee mbir te bari naa ci morom te ñuy taal du foofu la ñuy taal mais léegi nañ imaginer tey nañ imaginer ñu seen oto yi paan ci àll ba ñu war a yor ay gurtu war a jënd essence wala war a jënd gasoil ñoo xam ne seen yoon nekku ci xamuñ sax la xaw nga jël décret boo xam ne ñëpp nga yóbbaale mais sama gars yi nga jaar fa nga ne télé yëpp da nga leen tëj parce que peuple bi sax amatul droit à l'information le peuple n'a pas le droit à l'information pour l'instant dans le régime de Macky Sall en ce moment là où on est nous n'avons même pas le droit à l'information ba Sénégal di menace ay Sénégal di menace ay télé wala ay plateau pour di wax li ñuy débattre ci affaire pour tëj seen signal pendant 72 heures ci ban réew lu ñu nekk ñun ci ban réew lu ñu nekk Macky on n'a pas l'habitude d'insulter te on ne le fera jamais mais ce qui est sûr et certain mooy téye nga xal nag da nga patame de barke Seydina Mohamed du caaxaan téye nga xal bu fayul nga téye loolu wax la bu ma lay conseiller boo ko téye da nga lakk tegal xal bi ndànk mu boyam quoi loolu mooy finalité wax ji yëpp ndax tey benn ni ma ci mel la ci sama yeneen morom mel tey ci suba ba léegi je ne peux même pas goûter un goût du lekkuma dara ci suba ba léegi ndax xol bu tàng kan ma ko teg Macky Sall te du man kese Macky li lay war a suuli munoo xam sa bopp nga xam ne yow Sénégalais ñoo la suur Sénégalais ñoo la suur Macky abal ñu suñu réew bu ñu taal Macky xamu ku nekk sa ginnaaw man jàpp ma ne lii yow kese di nga ko def waaw jàpp ma ne lii yow kese da nga ko def am naa benn souci bu mosoon a am mooy Ousmane Sonko buñ ko naree attaqué les Africains sont impuissants de l'attaquer il est seul les Africains sont impuissants de l'attaquer xamul tax Ousmane Sonko dafa nekkul kenn Ousmane Sonko monde la Ousmane Sonko Afrique la donc ci biir Afrique boobu mu nekk ku ko laal Afrique nga laal donc ci biir Afrique mënuñ ko ci xeex il faut ngeen wuute ay ñu leen épaulé donc ma leen di wax benn affaire nag ma koy ñaan Sénégalais yépp nañu jàpp sel uniquement xam ne tey ku jaaxle suñu borom ngay jàkkaar lool balaa ñoo dem ci bakkan yi faatoog balaa ñoo dem ci nit ñi di faatu parce que Ousmane Sonko bëggu loolu musul bëgg loolu il n'a jamais incarné ces genre de trucs là nañu waxante dëgg nañ dem xooli Ousmane Sonko ci ñu ko xam nañ dem xam nañ ko sax nag xam nañ ko ñoom seen bopp waaw Ousmane Sonko amul intention taal fi brin almet ñoom ñooy def loolu ba pare bëgg nit ñi ne xooleen Ousmane Sonko moo waral lii mais c'est faux c'est des faux c'est ba yow dañuy kat dañuy sóob rek dañuy sóob li ñu bëgg gëmloo Sénégalais mais nag li yàlla xam doy na ndax Sénégalais yi dafa am ci ñoo xamante ne sont des Adji Sarr man Adji Sarr léegi nekkutul benn nom propre ci man
am na fay yoo xam ne ku ko def ak Adji Sarr nga ndax Adji Sarr li tax ma wax loolu mooy benn affaire kese moo ko war a mën a pousser mu def lii mooy lan mooy matérialiste mooy ay moyen mooy xaalis kese. kon donc képp koo xam ne gis naa la yow am moo xam même bu ne ko xaalis am na benn intérêt boo xam ne moom nga jiital rek concernant lu jëm ci biir réew mi man dama lay tudd Adji Sarr quoi waaw mais dama la bëgg a xamal la tey Adji Sarr yooyu nekk ci réew mi ñoom lay Macky di jaxas seen xel parce que ñooñu tamit Adji Sarr dañ ñoo xaw a sonal dañ fee xaw a xumb Adji Sarr yi dañ fee xaw a xumb léegi il faut ñu jéem a dugg ci biir cerveau yi nu ñu continuer loolu la ñuy empêché maanaam raxas xelu Adji Sarr yi dégg nga ba Adji Sarr yi xam ne alal du dara ba Adji Sarr yi xam ne nga faatu bay sa ëllëg sa njaboot ñëw nekk dans des bonnes conditions mën a nekk seen réew du ñu immigré lépp lu ñu soxla mën ko amee fii lii moo tax dégg nga ñi def li ñuy def ndax projet Ousmane Sonko jarul coono ku nekk da nga cee xool sa bopp rek man nag ku nekk da nga cee xool sa bopp rek ba ngay jóg kenn fayu la ba ngay jóg kenn convaincre la amul sax discussion ne non booy bi nangam ak nangam déedéet ñun ñoo suivre Ousmane Sonko xam ne kii c'est le profil idéal de notre pays. loolu dafa màgg nag màgg boobu màgg moo tax nag Adji Sarr même le commentaire est Adji Sarr la quoi ndax nit moom ndax nañu wax ne lu tagg rek ci borom lay ren ba lay wóoji quoi xam nañu koy waxee mais commentaire bi moom Adji Sarr la donc maa ngi doon wax benn affaire boo xam ne benn xalaat la sentiment bu ñëw ci man rek les jeunes patriotes ak képp waxuma les militants de Pastef je dis les patriotes du Sénégal dama ne même boo fekkee ne juif nga même bu fekkee ne juif nga yaa ngi dégg même bu fekkee ne juif nga lii man maa la ko ñaan mooy na ngeen taxaw wacc ba guddi gi xaaj ngeen jàpp ba set fecc xam ne suñu borom rek moo mën kuy complot ñu taxaw ñaan yàlla Macky Sall complot bi nga xam ne moom la teg réew mi yal na ko yàlla toroxal Macky Sall yal na ko yàlla weer lu ci la gën a gaaw day weeru yàlla àndul ak ñuy tooñ yàlla àndul ak ñuy tooñ day weeru mais na gën a gaaw ñun Macky dañoo doyal sax nag Macky ñun lenn rek lañ bëggoon ci yow Macky taxawal ne réew mi mënuma ko attanu ma ko bàyyi te Macky loolu sax du tax nga raw bu la neex nga ngooy bu baax a baax ndax mbir mi da nga ko bàyyi ci nii wala ci nee waaw mandat bii man de musuma gëm ne la yegg musuma ko gëm depuis les élections ndax mandat bi moom li yàlla xam doy na mais nag dinaa ko nangu en tant que sénégalais yi ñu ngi koy nangu mais nag na nga xam ne moom bu ñu yeggee fu ñu waxatee mbiru mandat yow doo ci bokk te li may ñaan sénégalais mooy Macky Sall moom keroog bu wàccee réew mi nañ bloqué frontière yi nañ tëj ñoom ñëpp nañ nangu seen passeport du fayantu de dékkul ak li mu def ak waa PDS yi déedéet ndax li mu def ak waa PDS yi injustice bi rek moom injustice boobu moo màgg nii quoi xam nga tax injustice boobu moo màgg nii mooy le problème y avait Karim Wade léegi Karim Wade moo amoon benn profil boo xamante ne tey profil boo xamante ne bu xaw a am doole la mu bëgg koo jàpp nee na mënu koo jàpp moom kese mu daal di koy épinglé ak ay ñoom ñu bëri ba mu leen épinglé na ciix Karim parce que moom mooy tête de file bi ne ko duut ci kaso bi xam nga Macky su ma leen ñun Sénégal dafa ñu nawloo ba mu jàppee ba Karim Wade xalifa général ndeysaan sëñ Sidi Mokhtar yal na yàlla yokk yërmande ci moom dégg nga ñaan na ko intervention yoo xam ne yëg nañ ko dégg bay jël ay ndogu di ko yóbbu foofu Macky matt fi mu matt rek mu dem ba benn moment ñaan ñi ko doon ñaan nekk pression ci moom te mënul ko bàyyi ndax objectif am jàllul mu mujj créé li mu créé mooy lan mooy nañ ko génne dem wuti ku koy dencal dégg ñun yëguñu de mais lu mu réglé la moom moo tax nag gis nga yi xew nii yëpp man maa ko njëkk wax nag
du ma tudd turu parti waaye am na parti yoo xamante ne am ñi nga déggul ñun ñëpp boo xoolee ci benn gang la te gang boobu noonu ñoom la rek yaakaar mu ñu wax ndax tax yaakaar mu ñu wax mooy lu mu yàqoon la bëgg réparer léegi ñun dans tout ça nous sommes où nous les Sénégalais ñun ñuy voté ñun fan lañ féetee yi saltel nga kii ba mu salte dégg nga dem na yaakaar nga ne ñëpp rey nga leen yàlla mi nga xam ne kenn du ko galan yàlla mooy doxali mbiram dal di créer benn Ousmane Sonko bu woo koŋ ne xale yi topp leen ma Ousmane Sonko xale yi topp Ousmane Sonko nga dem ba xam ne fi mu toll nii nag gone gi jàkkaarloog man nii du ko rek caaxaan gone gi jàkkaarloog man nii ndax yéen a njëkk yow yéen a njëkk am information Ousmane Sonko xam ne c'est quelqu'un qui est correct yéen a njëkk am information xam ne Ousmane Sonko ku jub la ndax bu jubloon sànq ngeen ko bu yàgg amuloon sax temps ak moom yéen a njëkk am information boobu léegi nag nga ne xale boobu sóoraale koon xale boobu ne cëpp ñëw taxaw mu leeral la yow kii bu demee bu soobee yàlla kii ndax nekkul boppam la nekkul moom ay sentiment am vers toi ndax sequ leen ko yaa moom ndax kuy doxalee nii yàgg Ousmane Sonko doo leen am yenn bagages yi yàlla ak yàlla la dara du ci benn ñaanuñ yàlla sax di tudd Ousmane Sonko di la tudd léegi nag loolu moo butti sa xol bi nga xam ne waa ji te wax na ko à place de l'indépendance place de l'Obélisque j'étais là-bas wax na ko naa la ko baal man Macky Sall loo ma def mën naa la ko baal mais li nga xamante ne concernant réew mi la lépp loo xam ne lu réew mi moomoon la bu soobee bu ñu la joxee réew mi képp ku ci yoon di nga rendre compte waaye am parce que moom mbiru réew mi mais moom baal naa ne ci xolam bu seddu guy mais war soxla c'est pas lui Ousmane Sonko parce que ça ne lui intéresse pas jàpp Macky Sall wala topp Macky Sall loolu voilà maa ngi jégalu loolu taxul jóg Ousmane Sonko li ko tax a jóg mooy jubbante réew mi Ousmane Sonko li ko tax a jóg mooy réew mi jëfandikoo li mu moom li nga xam ne suñu borom jox nañu ko ñu war koo jëfandikoo ba immigration dootul amati surtout di dee ci ndox yi loolu moo tax a jóg Ousmane Sonko yow nag ci Macky Sall ak régime am ñi ngi naan deretu Sénégalais yi ndax tey mboolem ñi nga xam ne jëloon nañ leen Espagne waaw mboolem ñoo xam ne jëloon nañ leen Espagne am na loo xam ne accompagné noonu la ñu mais kenn ci ñoom jotu ko ñu ngi koy réclamer kenn ci ñoom jotu ko Allemagne ñu fa jëlee am na leen rek am na loo xam ne accompagné noonu anamu léegi c'est leur sang seen deret seen nattu yaay yëpp la Macky Sall jàll bouffé qu'on se dise la vérité parce que am na ñoo xamante ne ñu dem ci géej gi am na ñoo xam ne seen yaay ñoo teg seen su jox leen am ñoo xamante ne seen bien lañ jaay loolu yëpp Macky Sall ko mujj góox Sénégal yi yeewul leen Assane Diouf wax na ba bon ba dee Assane Diouf dafa wax ba dee yeewul leen mbir mi jëru xoxote Macky Sall nee na nun wartunoo xam ndax rajo yi nga xam ne ak média yi nga xam ne ñu ngi taxaw jàkkaaroo ñun tax ñu xam li xew dégg nga nee na dañ leen tëj waaye Macky du doomu aadama ngay jëflanteel suñu borom subhanahu wa taala ngay jëflanteel wallahi du caaxaan xale yi nga xamante ne xamuñ sax Sonko xamuñ fu mu juddoo xamuñ fu mu màggee jël def ci ñoom cofeel boo xamante ne laal Sonko jaral leen ñu joxe seen bakkan joxe seen alal Macky tu n'as jamais eu ça dans ta vie musoo gis politique bu mel noonu yow da nga mag Sonko indi loo xam ne xamu leen ko tey Sénégal yëpp ngeen di wax loo ñoo ngi Sénégal yëpp ngeen di wax loo Sénégal yëpp ngeen di rey ñaata nit ñooy blessé tey waaye nag waxoon naa leen ne temps bu ndaw bii nii mën nañ ci sànq Sonko mën nañ ko bàyyi suba waaw mën nañ ko bàyyi suba xëy créer fi benn affaire boo xamante ne jàngoro wala leneen tout est possible ndax état moom dafa garaaw ndax Xaadim Bousso waxam ñoo ngi koy fàttaliku gis ngeen ko ñoo ko rey te dara feeñul mais ngeen foog ne ça va passer comme ça tout le temps rey nit rek jàll ndax nit maa leen di ziar bu baax a baax maa leen nuyu bu baax a baax di jégalu bu baax a baax tamit asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.